ziar ñëpp ñi yeewandoog RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen ñëpp mbokk yi xibaar yeeg ministre intérieur ak ñi yëngu ci wàllu culture yu doon amalam ndaje démb ngir ak yëgoo ci wàllu ndax dañuy daal di dugal ak yolomal ci tere yi ginnaaw mbas mi ci wàllu yëngu-yëngu yi spectacle ak yeneen jubboo amagul gindiku naka noonu terewul joxantewaat nañ ndaje tey ci ngoon juróom-ñaari waxtu su jotee wàllu xibaar bokk na ca ëllëgu politique gu Sénégal ak présidentielle yi ñëw soxna Aminata Touré jàppul ne président Macky Sall dina ca bokk ngir ñetteelu mandat dafa gis ne loolee mu ngi sunu ginnaaw bi nga xamante ni njiit réew mi ci boppam waxaloon na ko boppam mi jamono wàllu xibaar bokk na ci lu jëm ci dindi fi diwaan yenn yu ci mel ni bu Ndakaaru conseil municipal am Ndakaaru ñoom seen wàllu bopp ànduñu ci xalaat boobee tukkee ci ministre Oumar Gueye Abdoulaye Diop ci technique bi. amul lu nu jàppee ne ak yëgoo ci ndaje ma woon démb diggante ministre intérieur ak acteurs culturels yi Sénégal ñoom acteurs yi ñoo yëglu ginnaaw bi nga xamante ni boobaak léegi ay tere mu ngi jib ci wàllu xeex geeg mbas mi ñu gis ne daal loolee baaxul ci ñoom rawatina weer wi nga xamante ni ci lañ daan amal yëngu yu bari yu leen di may lëf ngir njaboot yi moo waral kon seen ak yëglu waaye ni nu ko waxee démb gindi ko amul terewul joxantewaat nañu ndaje tey jii ci ngoon juróom-ñaari waxtu kenn ci yooyu acteurs culturels yu Sénégal soxna Ngoné Ndour. Tout d'abord, de nous tenir vraiment à remercier le ministre de l'Intérieur, remercier également le ministre de la Culture, remercier notre grand frère et artiste et ministre conseiller Youssou Ndour bi nga xam ne que ni moom moo facilité aussi rencontre bi vraiment rencontre la boo xam ne que ni ça s'est passé dans la convivialité vraiment autorités yi ñu déglu jox ñu kàddu ñu waxante ak ñoom waxante leen aussi sunu li nga xam ne que ni moom moo ñu yëkkati woon pour que ñu bàyyi ñu liggéey ñu am nag tamit yaakaar ne que ni loolu dina sotti parce que quand même depuis ngeen ñuy xaar ñu ngi woon foofu di échanger donc après ñoom ils se sont retirés pour parler les ministres pour parler donc ils nous ont demandé que ñu revenir suba à 19h même heure même place bi pour que ñu mën a conclure pour xool la décision qui a été prise pour que artistes yi mën a def seen activité point bi njëkk bi moom mooy que ne dañu leen demander pour ñu autoriser ñu def sitting c'est pas pour def bras de fer c'était juste pour montrer que quand même depuis que le Sénégal est Sénégal mosuñu gis artistes yi taxawandoo ensemble nekk benn bloc pour revendiquer seeni droits wala pour ñaxtu ci li nga xam ne que ni moom la ñuy daj ci métier bi ñuy traverse deuxième point bi moom mooy que ne ñu demander leen à ce que ñu annuler arrêté bi nga xam ne que ni moom moo génn ci week-end bi pour tere artistes yi ñu performer ci lieu de diffusion yi nga xam ne comme restaurant yi la comme hôtel yi ak comme bar yi donc déjà loolu et puis ñu profiter encore ci occasion bi demander leen à ce que ñu jéem ñu xoolal naka la ñu mën a def dans un futur prochain pour ubbi salle yi nga xam ne que ni salle yu mag yi tout en respectant les mesures barrières. soxna Ngoné Ndour ci turu coalition ñii di acteurs culturels yu Sénégal wax na ko ci ay kàddoom ndaje mi nga xamante ni nas nañu ko ëllëg ci alxamis ji ca place de la nation Colobane fii ci Ndakaaru ngir amal ab toogaanam ñaxtu ngir rek wane seen ñàkk ànd ci tere yenn yi nga xamante ni dafay gàllankoor seen ab liggéey li ko waral lépp mooy coronavirus gi moom it ak werante gu mu dugal ci wàllu yorin wi ñeel l'hôpital prise en charge gi ministère de la santé fu ci mel ni CTE bu dalal jàmm indi na fay leeral ci wàllu ngeen baal ma c'est plutôt bët gànnaaru Sénégal ca Matam ak ñu nu fa ne dañoo ñàkk seen bakkan ndax ñàkkum respirateur ak yeneen leeral li ki nga xamante ni mooy kilifa bi nu dénk lépp luy établissement public de santé ci Sénégal soxna Fatou Mbaye Sylla mooy yooye nay malade ñu ngi leen di fajee ci Rosso gi ñu teewlu ko. Matam ni ñu tëralee traitement bi fii stratégie bi ñu teg fii ci Sénégal dafa am ay sites yoo xam ne mooy yelloo jël en charge cas grave parce que boo nekk cas grave mooy ñu am respirateur yi ñi am oxygène et cetera ak lépp lu ci war a ànd am na am ay hôpitaux yoo xam ne yi mënuñu ko def parce que lépp lu ci war a def muy hôpital tabax baak ressources humaines yaa équipement bu mënu fa nekk Matam du jël en charge cas grave ci fa région de Matam aussi kii moo koy jël Ourossogui donc Ourossogui lépp li war ci jël en charge cas grave am na ko. kon ca Ourossogui respirateur am na fa. am na fa respirateur ak lépp lu war a ànd ak pour am li show maanaam lal boo xam ne bii boo jëlee cas grave boo ko fa tegee yàlla mën na ci def jàmm su médecin bi yembee Matam cas lay jël simple yi Ourossogui jël en charge cas grave noonu lañu tëralee faj mi foofu ci région de Saint-Louis. mu nekkoon soxna Fatou Mbaye Sylla ci micro Hadj Ndate Diop Fatou Mbaye Sylla mooy directrice générale des établissements publics de santé RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróomi minute. RFM rajo askan wi.
weer ginnaaw ak lakk gu miti gu fa amoon yàq fa lu bari marché Ocass ci diwaan gu tedd ga Touba Mbacké dogal yu njëkk jëm ci wàllu gën a ñoŋal gën a sàmm marché boobee wadd na bokk na ca tere léegi képp kuy ambulant nga yëngu ca marché boobee leeral li soxna Marema Diop. marchand ambulant yi nga xam ne ñoo nekk ci xaal wu mag bi féete fii ci Ocass te mu lakkoon jamono ji ñu génn daan nañ leen fa jëlee loolee kat lu jàmp la bu ñu sukkandikoo ci kilifay dëkk bi ndax kat jàpp nañ faaw ñu organiser waat waaye itamit ñu sécuriser marché bile Makhtar Diop mooy préfet bu département bu Mbacké. am na loo xam ne mënul xaar li mënul xaar mooy bi lakk gi amee yoon boobu nekk ci biir marché bi nga xam ne tali la ambulant yi ak tablier yi dañ ko occupé woon jour bi lakk gi amee amoon nañu jafe-jafe pour que sapeur baral intervention donc ñu ne loolu bu fekkee amoon na te tey boo fa delluwaatee gisaat fa nit ñi lii nga xam ne moom moo jàmp mooy foofu il faut que ñu libérer ko pour que jëye bu fa naroon am te kenn ñaanu ko mais ñu mën a am ay pexe. fi mu toll nii nag li ñu jàppagum mooy yóbbu leen ci marché gare bu mag waaye loolee nag faaw ñu waxtaanee ko. ñu am zone de recasement moo tax am na ñenn ñoo xam ne proposé nañu gare bu mag ne foofu war na mën a nekk le temps que si benn diir nit ñi dem fa. nga xam ne bu ñu terminé waxtaan dinañ xam ba xam ambulant yi dañuy ñëwaat ñu organiser waat leen foofu wala dañ leen wutal feneen. commission veille ak suivi bi nga xam ne ñu ngi ko sampoon ginnaaw lakk bu Ocass boobee nga xam ne ñu bëri loru woon nañ si ñoo doon amal ab réunion ni ngi tey liñ ci bëgg mooy xoolaat ëllëgu Ocass ba ku ci nekk gis si boppam Marema Diop fii ci Touba RFM. jërëjëf soxna Marema. ba tey ci xibaaru suba seeg RFM soxna Aminata Touré nekkoon premier ministre bu Sénégal moom ci wàllu présidentiel yi ñëw jàppul ne président Macky Sall dina ca bokk ngir ab 3e mandat moom soxna si fàttali li nga xamante ni mooy constitution bu Sénégal ak kàddu yëpp fi woon yu njiitu réew mi ci boppam mu ngi ko xamle ci ndaje mu doon bokk di conférence virtuelle àndoon ceeg kuréel guñ naan National Democratic Institute di kuréel gu yëngu ci wàllu démocratie Haj Ndate Diop. Aminata Touré mi ngi doore ci sukkandiku ci article 1 bu constitution bu Sénégal moom mi fi nekkoon jëwriñ ju njëkk di xamle ni ci Sénégal mandat bu njiitu réew mi juróomi at lañ ko jàpp te njiit loolu mënta def ñaari mandat yu tegaloo gannaaw ba mu leereelee loolu Aminata Touré di fàttali njiitu réew mi Macky Sall mi nga xam ni dañ ko falaatoon ci février 2019 kaddu ya nga xam ni yëkkati na ko woon fanweeri fan ak benn ci weeru ko décembre 2018 mu doon xamle ni mi ngi ci ñaareelu mandaam bu mujj ci loolu muy xamle ni kon wax ji war naa ferenku laayu comme nam ko doon waxee ci bidul benn di ñaar ci conférence virtuelle boobu mu doon amal ci National Democratic Institute ma ngay woo kon njiitu réew yi ngir ñu respecté sart yi nga xam ni moom moo tënk doxalinum seenum réew ndax loolu rek moom moo fay mën a indi dal ndax mooy li nga xam ni timit moom la démocratie ak ndaw ñi daal di bëgg ci ab intervention daal dinay rafetlu doxalinu ko yenn ci ay njiitu réew fii ci dendu Afrique soowu jant ci réew yooyu mu cay tudd Niger Mauritanie Libéria Sierra Leone wala sax Cap-Vert muy xamle ni ci atum 1990 ba léegi lu toll ci ñaar fukk ak benn ci ay kilifa yu nekk ci fukk ak ñeenti réew yu Afrique soowu jant dem nañu bàyyi seen réew ndax respecté lii di limitation des mandats muy xamle ni loolu sax moom moo leen may ñu am way wu rafet ci seen biir réew muy xamle ni respecté limitation des mandats day feeñ ci jokkalante lenge yi te réew ma dafay nekk ci jàmm ak salaam du am benn po violence ñàkk koo respecté nag nee na la koy indi moom mooy jéem a jalgati ak wuruj lii di ay élection loolu nga xam ni fitna lay yëkkati ci am réew ca ba muy jeexal daal dina la fàttali ñi di waa société civile bi ak mouvement citoyen seen taxawaay ngir ñu respecter limitation mandat njiitu réew mi. Haj Ndate Diop jërëjëf dindi fi ville bu Ndakaaru ak ville yeneen ci mel ni Tëngéej ak Thiès bokk na ci yu nu ci lim ci mbébéti nguur gu Sénégal ci wàllu territorialisation conseil municipal am Ndakaaru moom lànk ba tëdd ca naaj wa démb la ñu ko xamle ci ndaje liir nañ fa sax motion boo xamante ak njàppale la jëm ci lànk googee ndax ñoom gis nañ ne daanaka Ndakaaru sax moo mag Sénégal téeméer ak fanweer ak ñett ci at kon mu nekk ab ville lu am solo la ci askan wi ko dëkkee Ibrahima Diémé la ñu ci àndal jiite woon ni jamono mairie bu Patte d'Oie ñu teewlu ko. ñun conseillers municipaux bu Dakar ñooy ñaawlu di naqarlu kàddu yi jib ci ministre de la décentralisation bi sàkku ñu éliminer ville yi mel ni Dakar Guédiawaye Tëngéej
Pikine ak Thiès. décret bi leen créé nekk décret 2014 830 du 30 juin 2014 ñuy fàttali nekkinu villiers yi dafa amal njariñ askan bi kenn natablewul seen njariñ ci askan bi ci li nësër décentralisation ak li ko wund yëpp dëkk yooyu dañu amal njariñ askan bi soo xoolee charte bi créé collectivité locale wane na njariñu ville yooyu lépp lu nguur gi fas yéene def kenn du ci jiitu ville yooyu ñi ngi suba ngoon ñi ngi ci ànd ak moom ñi ngi fàttali que ville yi saa su nekk du ñu jóg jàppale population yi et que ñi ngi yombal nekkinu population yi ville yi lépp lu ñuy jot lu ci bari ñu ngi koy delluwaat ci askan bi ci investissement ci développement wu économique wu seen ville yooyu kon ñun conseil municipal ville de Dakar danañ seeti yeneen villes yi juróomi villes yooyu yëpp danañ def benn say pour xeex lu mu laaj danañ ko ci def ci yar ak teggin parce que réewu loi la ñu nekk te code bi war nañu ay yoon yoo xam ne xam nañ ne ville yi dafa war a nekk ñun juróomi communes yooyu danañ ànd nekk benn say pour xeex ko ci yoon ba xeex ko ci tribunaux yi ñi ngi kon nag ñi ngi sàkku que gouvernement bi wax jooju ministre bi wax gouvernement bi bu mu ko ci topp moom na dellu gannaaw na ko tuub ndax tey Dakar moo max réewum Sénégal mairie Dakar am na téeméeri at ak fanweer ak ñett kon tey bu ñu bëggee bëgg ko effacer loolu dana xaw doy waar ndax loi bi bis bu jàllee kenn dootu juddoo Dakar nee à Dakar dootul am nee Grand Dakar nee Patte d'Oie nee Grand F mooy am. ñu des ak mairie Ndakaaru ak budget renam bi 2021 ñu ngi ko daal di nattal juróom-ñetti milliards yu tegal ñetti téeméeri millions. loolee nag am na wàññite bu nu ko méngalee ak ba woon daaw fukk ak benn ci milliards yu ci wàññeeku ndax mbas meeg yeneen conseil municipal bi yëpp ànd maase wate ko démb Salif Sow. ville bu Dakar budget di kafaka bi mu nattal boppam wi yoon dafa wàññeeku bu baax lii di mbas mi moom moo ko waral fukk ak benn milliard ci sunu xaalis moo ci manqué bu fekkente ni dañoo xayma budget bu ren bile ak it bu daaw bi. mbas mi dafa gàllankoor bu baax koom gi. ci juróom fukk ak juróom-ñetti milliards ci sunu xaalis fukk yi ak juróom-ñaar yu toftalu ñetti téeméeri millions la ñu jagleel lu ñuy wax investissement ci wàllum li ñu bëgg a def nag ñoom conseil municipal bi sampal ay marchands ambulants ay places yoo xamante ni dinañ fa mën a nekk lu leen gënal la bu baax a baax loolu sax nee ñu nga ca waaye liggéey ba dafa xaw a yéex waaye lu wér mooy ne Ndakaaru di capitale bu Sénégal xar kanamam dina wéy di suppiku le Soham El Wardini xamle moom mooy maire bu Dakar. Dakar mënul wéy di tilim Dakar dëkk bu mag la ñoo ngi koy woowe sax ville du monde. conseillers municipaux yi am na yeneen poñ yoo xamante ni waxtaanee woon nañ ko bokk na ci wàllu mbëkk mi bokk na ci tamit tabax fukk ak benn bërëbu tàggatukaayu yaram li nga xamante ni moo jëm ci li ñuy wax cadre de vie tamit gaañ waxtaanee nañ ko Béda Anne ak canal Hann Fann nga xamante ni askan wi dafa tabax dëkk ca kawam Mbacke Seck yëkkati na poñ yooyu ci kanamu ki toogaloon nguur ci ndaje bile moom conseil municipal bi lu mu xamle nee na kilifa yi dañoo lompoñ ci lu jëm ci wàllum wax dëgg askan wi. jërëjëf Salif ginnaaw Ndakaaru Podor ndaw ya fa ca bokk ci mouvement bu ñu duppee Podor debout ñoo mer ba fut mere seeni kilifa yi diwaan yu nu gis ne danoo falu rek fàtte Podor moo waral seen ab xiifal yooyu ndaw yu mouvement Podor debout ña nga ci xiifal ba ci zone de captage am Ndakaaru Ramata Anne demoon na fa seeti leen. kanam yu lewet di wane njàkkare bi ñu nekkee tëdd ci ay basang ci balcon 4e étage bu benn immeuble ndaw yi di wane pas-pas ci xeex bi ñu sóob Abdoul Aziz Ba moo yor kàddu ndaw yu mouvement Podor debout. bu ñu jógee ci élection 2019 bi ba léegi suñ autorité départementale yi amul kenn si ñoom ku ci xam wareefam ci département bi wala ci xale yi département yi def ko ci loolu noonu la jeunesse département de Podor taxaw créer benn mouvement bu ñu tuddee la jeunesse républicaine de Podor debout mu nekk un mouvement de veille et d'alerte maanaam di yëglu ci lu xew ci département bi ci lu baax ak lu bon mais dafa fekk ni nag tey département bi lu ci bon moo ëpp lu ci baax moo tax tey moo andi tey xale yi dem grève de la faim. ndaw yooyu di ñaawlu ni seen autorités yi ñàkk taxawoo seen gox bi. jëm ci l'hôpital de Kaskas dem ci pont de Guédé village jëm ci tamit le pont de Nianga Edy récemment gis ngeen askanu waalo bi ak si jaatar alwaar bi gën a def brassard rouge di wone seen métit parce que foofu noonu dembeeg dikk bi yembul tey luy oquli ci waalo bi loolu mooy xasan ci jéeri bi tey jéeri bi pour nga dugg fa c'est tout un problème pour nga feebar fa faju c'est tout un problème pour nga jàng fa c'est tout un problème donc dafa doon ay naqar yoo xamante ne jeunesse bi mu ngi koy dund ci département de Podor loolu moo tax tey loolu yi naqar googu yëpp nag tey moo dem ba xam ni moo fees suñuy xol te Olof Njaay nee na lu fees tuuru. ndaw mouvement bi di woo président Macky Sall ngir mu wàllu leen nee nañu ginnaaw seen xiifal bi dinañu lal yeneen pexe ngir mun a jot seeni càkkuteef. en même temps aussi di woowaale président Macky Sall nga xam ne xale yi tey grève de la faim 2019 ba mu bëggee nekk président xale ñoo taxaw ci ginnaawam taxaw temm xeex ba mu am 2e mandat. RFM Sport.
koor gi ak sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Diagne maa ngi lay ziar. maa ngi dellu la fay El Hadj Assane. bisimilah. dañu koy daal di door rek wàllu football championnat bu Angleterre ñu ngi seen 13e journée daal nañ ko door niki démb. Chelsea bu Edouard Mendy daal di tegle ñaareelu defetam ci gile championnat gannaaw ba mu ñàkkee démb ci jongante gu doon dox digganteem ak ñi di waa Wolverhampton ñaari bal ci benn kii di Edouard Mendy sax moom moo doon góol équipe yi nga xam te ne daal moo di Chelsea loolu nag dama jural Chelsea moo di raté nañu occasion ngir daal di foqati place bu njëkk bi ci Tottenham ak Liverpool mi nga xamante ni tey jii ci ngoon ci bu 20h jotee ñoom ñaar ñooy daal di tase ndax ñoom ñaar féete jamono gi ci place bu njëkk bi ci classement bi tolloo ki poñ daal di am ñaar fukki poñ ak juróom match googule nag ci ñoom ñaar ca am ndam nag di nga daal di kon bokk jël li nga xamante ni daal moom moo di première place bu championnat bu Angleterre ñu daal di waxtaanee championnat bu Espagne foofu yi tamit jàppaleen ni ci lu jëm ci wàllu jongante ñi nga xamante ni daal ñoo di waa Real Madrid ñoom daal nañu foqati li nga xamante ni daal moo di place bu njëkk bi gannaaw ba ñu amee ndam seen digg ak ñi di waa Atlético Bilbao ñetti bal ci benn kii di Karim Benzema moom moo jot a dugal ñaari but équipe bi nga xamante ni daal moom moo di Real Madrid ma ko waxee kon boog daal nañ jël place bu njëkk bi tey jii nag dañ daal di yeggali seen 19e journée 20h diggante FC Barcelone lay daal di doon ak Real Sociedad mi nga xamante ni jamono gi moom itam bokk na ci équipe yi nga xamante ni daal ñoom ñoo gën a xëccu ngir daal di jël li nga xamante ni moom moo di première place bu classement bu championnat bu Espagne ñu daal di dellu si suñu réew waxtaane li nga xamante ni moom la axlu sportif yi di bëgg jamono gi moo di lii di ministère de l'intérieur daal di deltu ginnaaw ci décision ba nga xamante ni ñoom itam jëloon nañu ko ngir daal di dàq jongante yi ba jëmmi jamono ndax mbas mi ñoom nag li ñu bëgg moo di ñu daal di wéyal lii di compétition yi ndax ab tiir ngi nii ñu ngi toog di xaar te lii la mën a jural lii di sportif yi daanaka du baax ba tax na ñoom sax jamono gi ña ngay lali ay pexe ngir fexe nañu dooraate lii di jongante yi Abdou Diouf Junior nag am na ñu mu si jot a seqal waxtaan ñu déglu ko ci yaatal. ñiy yëngu ci wàllu tàggat yaram sonn nanu ba tax tey jii ñu bëgg yëf yi jeex maanaam ñu ubbiwaat mbooleem bërëb yi nga xam ni moom la ñuy defee tàggat yaram loolee moom moo di seen gis-gis. dina am empêchement yu bëri yoo xamante ne dina tax athlète bi war a defaat beneen jéego pour évoluer. waaw ci côté carrière am ndax athlète bi préparé wu foog mu testé waaw li mu préparé te pour mu testé ko loolu daa laajte ay compétition. man gis naa des pays européens yi jàngoro bi foofu la gën a metti te ñoom ñu ngi koy essayer gérer. lu jege fukki weer a ngi nii lu ëpp ci ñoom tàggatu wunu jongante wunu la mu leen di jural mooy la ñu xamoon ak la ñu mënoon dafay wàññeeku naka noonu seen i wërsëg ngir ñu weesu fi ñu toll. Alpha Thiam footballeur professionnel la nekk ca AS Pikine yor kàddug joueur yuy football fii ci réew mi. toog noonu doo compétir c'est très très difficile par rapport ak ñun quoi te dañu ñaan yàlla pour mën a soulever ci compétition yu mag yi fii lay njëkk a commencé ci performance yi. Ismaïla Diatta moom tamit international sénégalais la ci wàllu judo lépp luy jeexital bàyyi ko ci mesure yu njëkk yi mu ngi koy yëg. pour de vrai métti na préparation yi nga xamante ne athlète jot na ko def waajal saison ba ñu démarré ba commencé compétition yi ñu war a tëj yenn bërëb yi athlète bu préparé wu loolu baaxul ci moom. ñoom daal li ñu bëgg mooy ñu tàmbaliwaat tàggat yaram gi te ànd ceeg moytu mbas mi. am na compétition bu fi jot a jaar muy compétition mag te buñ ci génnee ba tey kenn déggul ni am na cas bu fi am muy open bi man ne je préfère bu ñu ñëwee compétition jegentoo yi ñu koy éviter. coronavirus bàyyiwul ñuy yëngu ci wàllu tàggat yaram ñoom athlètes yooyee dem ba sonn wét di wax ni li ñu bëgg daal mooy ñu ubbiwaat lépp loo xam ne xeetoon ak wàllu tàggat yaram te ñu ànd ci nag ak topp diglay kër docteur. ok ñu daal di waxtaanee wàllu volleyball ak ña cay yëngu ñoom lu ñu bëgg moo di ñu daal di siwal liste ña ñu copte ngir waajal lii di assemblée générale bi ne nag loolu ministère des sports dañ ci daal di kon bokk di traîner ba tax na kii di président bu ligue régionale bu Dakar bu volleyball yëkkati ci ay kaddu di Issa Touré ñu daal di ko déglu ci micro Youssouf Bodian. waaw ñun tey suñu fédération bi tey dañu jeexal seen mandat ministère moo leen imposé ñu def assemblée générale avec benn lettre circulaire bu ministre bi génnee à travers son date léegi bu ñu ko génnee dañu génnee benn chronogramme ne à partir du 6 les candidatures doivent être déposées le 17 mooy date limite des candidatures léegi ñun lu ñu inquiété par rapport à l'organisation de cette assemblée générale aujourd'hui on est le 15 on peut dire que on est déjà le 16 jusqu'à présent le ministère n'a pas sorti la liste des cooptés et on sait que cette liste-là parfois dafay jouer ci impactu assemblée générale yi te tey suñu fédération nu mu doxee dañu commencé am tiitange
ministère boo xam ne waroon na génnee liste copte yi depuis le 6 tey le 15 génneew ko moo tax famille volleyball ñëpp ñu ngi taxaw di xaar liste boobu parce que du ñu nangu ñu def ñu loo xam ne suba volleyball def ci pâtir loolu moo tax ñuy lancer appel autorité yi pour ñu xam ni volleyball tamit sport bu ñu war a respecté la parce que tey ak nu munti demee beneen sport kenn du nangu lu mel noonu te tey mu ngi nii ñu ngi ñuy bëgg faagaagal yàq suñu discipline durant 4 ans ñu nekkoon ci ay jafe-jafe yu méttee métti ministère bi sax xam na ni volleyball 4 ans yu métti la ñu jógee ñu ngi dem assemblée générale que vraiment ministère bi mu jàppale ñu mu jouer franc jeu nit ñi mën a dem ci ay élections yu paisible. ok El Hadj Assane fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu yegg ak yéen ci chronique culture beeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi aada fës na loolu jamono yi ca goxu Njandaan jógee ci yella riti jaarale ko ci rap ak slam lu ëpp fanweeri groupe ñooy yëngu ci wàllu variété musicale yi wala itam ci théâtre ci gox boobu nga xamante ne mu ngi féete ci département bu Podor daanaka sax ci budget 2021 commune bi kilifa yi bëgg nañ taxawal benn espace boo xamante ne ndaw yi lañ koy jegleel surtout nag ndaw artiste yi Mohamed Nabi Sila ngir yeneen i leeral. ci budget 2021 bu commune bu Njandaan caada doon lu am solo loo xam ni jox nañ ko ci rawatina wàllub musique bu ñuy def ci bërëb bi. groupe yi bare lool. te ñu war leen jàppale suñu dégloo kàddu yu jóge ci El Hadj Malick Gueye di maire bu Njandaan bokk ci arrondissement Thillé Boubacar ci département bu Podor. année passée ñoo ngi amoon un budget de 121 millions ren budget bi yéeg na ba 189 millions soit benn hausse de 68 millions. Njandaan population bu jeune la ñu am 78% de la population est jeune à moins de 30 ans. Nous avons plus de 30 groupes de rap. Qui font des jeunes qui font de la musique defaral nañ leen benn genre espace jeune boo xamante ne ça leur permettra non seulement ñu fay defee seen ay concert mais suñu bëggee def ay enregistrement ay répétition daañu mën a dem foofu loolu aussi jël nañ ko en charge ci programme bi ma tudd léegi muy le programme PACASEN. cër bu ñu jox artistes yi doon lu yaatu ci commune bu Njandaan ba tax na sax mu ne ci bërëb bi complexe socio-culturel bi ñu dippee Mbasu Ñang nekkoon ku am taxawaay ci wàllub caada ak cosaan rawatina musique ci biir réew mi ak sax fu jàll suñu frontière. jërëjëf Nabi ni ki alarba ji nag daañu lancé ab maison d'édition bu bees fii ci Sénégal muy les éditions Gorée loolee ngir yombalal ndaw yi surtout ñu mën a éditer seeni livre mu nar a doon itam occasion ngir présenter livre bi di Vague d'amertume bi nga xamante ne Charles Niane moom moo ko bind nekk nag téere bi les éditions Gorée njëkk édité fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Universel Pousse, comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gor ca wax ja Aminata Touré ko wax ubbi l'Observateur premier ministre ba woon présidente conseil économique social environnemental ba woon di Aminata Touré moo doon def démb ab conférence virtuelle ak waa National Democratic Institute journal bi wax ñu ne ca waxam ja ba muy wax ba yegg ci waxi troisième mandat bu Macky Sall bi ñuy wax ca la waxee ne Macky Sall amu ci droit ndax li constitution bi wax ci mandat ci présidentiel yi ci bopp réewum Sénégal dafa leer boole kookit moom nday mbili gi di Macky Sall ci boppam wax na lu dul benn du ñaare ne du def lu weesu ñaari mandat ci réew mi def na benn mi ngi ci beneen bu féegalee na xam ne kon pare na ci mandat ci bopp réew mi Aminata Touré na askan wi jóg ñoo war a takku taxaw ngir ñu respecter constitution bi ci réew mi ne gis nañu ci réew yu bari li nga xam ne moom la fa ngàppaaral ci mandat jur ci xët mu njëkk Le Quotidien mu di fa wax ne coowal troisième mandat mi ngi ci suñu ginnaaw La Tribune bind ne Mimi limité na mandat yu Macky Sall yi ci ñaar ba fàttali ko li mu waxoon keroog fanweeri fan ak benn ci weeru décembre 2018 ci ne 2024 ci lay pare ci bopp réewum Sénégal constitution bi nee na nit mënut a def lu ëpp ñaari mandat yu tegal
faloo ci bopp réew mi li muy xaar nag moom Aminata Touré mooy ñu respecter constitution bi Le Témoin nañu Aminata Touré ma ngay njaay cekkee Macky Sall Vox Populi gis ci ne lu soxal wotey présidentielle yu 2024 yi Aminata Touré éliminé na Macky Sall Les Échos nañu écarté na ko ca keccet ko ca ba mu set wecc nee na mënut a nekk constitution bi mayul Macky Sall mu am 3e mandat ci bopp réewum Sénégal gis-gisu Mimi Touré bi ci coowal 3e mandat Sud Quotidien ak La Sénégal ñoo bokk nañu ko jàngatee mu di lu aju ci wotey présidentielle yu 2024 yi Aminata Touré génnee na ca Macky Sall meneen di Khalifa Ababacar Sall Les Échos mi ngi ñuy xamal ndaje mu amal diggam ak kuréel gii di congrès renaissance démocratique yéenekaay bi nañu ñoo ngi nas ci réew mi ak langue goo xamante ne ji lañ ca jublu moo di dajale ci kàngam yi gën a mag ci opposition bi ngir mën a jàmmaarloo ak Macky Sall Vox Populi dëggal xibaar bi ci xët bu njëkk ba dolli ñu ci ne Khalifa Sall mi ngi xàll aw yoonam dajale ay nitam ngir ñu ànd taxawal ab front bu mag boo xam ne day ñàkkante ak Macky Sall La Tribune mel na ku naan ñu guddi ñu toll ndax moom Macky Sall tal na ko ndax am na lu ko doy sëkk ak jur jàng ne mu jàngalekat yi di nappkat yi di borom kër yi ba ci étudiants yi ñoom ñëpp a jug jatu ne soccet fas yéene guerre ak régime Macky Sall activiste bii di Guy Marius Sagna moo nekk ci xët mu njëkk Las yéenekaay la ko fa yóbbu moo di seeni mbir ñoom activiste yi ñoom la journal bi di waxtaane ba xamal ñu ne activiste yu bari ci déndub Afrique bi gis nañu ne ci ay ñool la ñuy dëkk ne bu ñu leen xoqatalul dañu leen di tëj kaso baa ñu bari ci ñoom ci gàddaay la ñuy mujj nañoo dàq magistrat bii di Habib Samba Laobé Aw yëral xët mu njëkk Le Quotidien magistrat Habib Samba Laobé Aw moo newoon avocat général près de la cour d'appel bu Ndar coowal jalgati jëm ci koppar yu toll ci juróom fukki millions ci mbirum héritage loolee la ñu koy toppee journal bi nañu ci noone ci la conseil supérieur de la magistrature daje àtte ko dàq ko mu jaare fa dem retraite kañ la ay kurpañ di retraité ci géopolitique bi ku xëy jàng xibaar bi ci xët mu njëkk Source A foo jaar kon laaj lu ni mel yéenekaay bi nañu ca gaabu ga ca Bakel lu aju ci tuuti ko noon musiba mbaa kumba am fa démb ndax maire ba di Bokar Hamadi Sy ak Hamidou Ba mi nga xamante ne ji moo jiite école gaabu 2 ñoo fa doon jàppante ba ku nekk ci ñoom génneel sa morom jaasi maire dëkk ba yéenekaay bi nañu APR la bokk directeur école ba bokk parti Pastef coowal suuf moo leen féewale ak lu ñu fa bëgg a tabax directeur école ba ne du ca dal Issa Diallo di jàngalekat bu fekkewoon yëf yi di témoigner ci journal bi ne maire bi moo saaga directeur ba bëmax ko ba noppi génneel ko matrak maire ba di Bokar Hamadi Sy weddi ko ba mu set wecc nee na loolee du dëgg moom soxlawul jëlal ngànnaay jàngalekat boo xam ne matul nit xiibon xojongoon boo xam ne boo ko peese woon du mat ñeent fukki kilo. Universel Pousse, comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mouhamed ñu ngi leen di gërëm mbokk yi xibaar la woon ak RFM ministre intérieur ak acteurs culturels yu Sénégal artistes yi seen am ndaje démb ngir ak gindiku mujjuta am gindiku googee ndax ñu fàttali ne artistes yi bëgg ñu baleen ñu yëngu daal di wéyal seen liggéey ngir njaboot yi ne ñëpp ginnaaw tere yi ñeel mbas mi moo waraloon ndaje démb mi la ci juddoo bariwul joxantuwaat nañ ndaje tey ci ngoon juróom-ñaari waxtu ngir fexe rek daal di yëgoo seen biir soxna Aminata Touré ci wàllu politique àdduna ci démb ci waxtaan bu kuréel gii def institut yu yëngu ci wàllu démocratie doon amal ci internet gi waxtaan woowee di conférence ay kàddoom bokk na ci ni Sénégal ñetteelu mandat ngir Macky Sall moom xalaatu ko ndax gis na ni constitution bi mayew ko ca moom ndey mbili gi waxooloon na boppam ne noppi na ca ci weneen wàll it jàpp na ni wàllu ñàkk wàccoo ki constitution bokk na ci jur fitna ci réew yenn ci Afrique wàllu xibaar bokk na ci dindi fi diwaan ci mel ni Ndakaaru ville de Dakar conseil municipal ba di kilifteefal mairie ba démb ci ndaje ñoom ñoo ànd maase liirandoo benn taxawaay maanaam daal genn gi lankal ministre Oumar Gueye xalaat boobee lank nañ ba tëdd ca naaj wo ca gis nañ ni dinañ ko xeex ba lu ca yoon maye. Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ci teewaayu soxna Yacine Pouy service digital bu groupe Futur Média ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal kendalu jàmm di leen jox ndaje ci kanam tuuti seen émission penco ak docteur Fatou Fall Diop médecin chef centre bi nga xamante ni mooy yëngu ci wàllu gérontologie ak gériatrie bu ngeen ko déggee lépp lu jëm ci mag am pajam ay jafe-jafeem ci la ñuy yëngu l'hôpital boobee dinañ ci waxtaan ak moom ak mbas mi waaye it góor gi Modou Thioub nekkoon ku amee jàngoro ji ak it kuy taxaw ngir wax ak askan wi rawatina it ba nga xamante ni am na ñu ba tey ji ñoom dañ naan gisuñu ku ko am ak yeneen ci kanam tuuti lay doon.